baax a baax bokk internet yi safo di seetaan Sunugal 24 ñëwati nañ ci seen émission yi nga xam ne si ni dafa am solo ñu koy def ak borom xam-xam yi ñuy am mbégte nag saa su nekk di fekk si docteur Abdoulaye Diallo wala Abdoulaye Diallo mu Serigne Touba donc comme na ma ko bëggee ñuy waxtaan ak moom ci lépp loo xam si ni wàllum faj la ñu docteur yaakaar naa ni moom nekkatul sax koo xam ne si nañ koy présenté fii ci Sénégal ak fi nga xamante ni moom moo di bitim réew dama koy bàyyi mu daal di nuyoo laataa ñuy dugg ci waxtaan bi docteur ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. di la fay Mahfouz di nuyu sama doom Libaas di nuyu Aliou Top di nuyu tous tes collaborateurs di nuyu waa Sunugal 24 di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi. comme tey émission bi beneen dañ ko bëgg indi ci beneen façon mu nekk benn émission boo xam ne si une émission de confirmation lay nekk donc ak patients yi nga xamante ni ñi ngi ñëw ñu remarqué ci lu bëree bëri ay français yoo xam ne si ñi ngi daw tey wuti la ak ay Mauritaniens Gambiens yàgg nañ fi sax mais mën nga ñu ñëw tey ci loolu nga xam ne phénomène boobu xam ñu ngi koy commencé gis ci yow muy ay français ak ay Mauritaniens c'est-à-dire bitim réew yi nga xamante ni ñi ngi daw ñëw ci yow. mën ngay ñëw ci lan moo tax tey ñoom ñëpp ñu jox la bopp. liggéey bu baax liggéey bu rafet rek nee naa la dans la vie il faut nga am benn but nga defal ko objectif court terme objectif long terme ba atteindre sa but wax naa la ne que avril 2020 ba avril 2021 bi ma ñëwee Dakar parce que ñun Casamance lañu toogoon. ñun on avait honte de venir à Dakar di pratiquer fii parce que dañuy naan waa Dakar ay dóorkat lañu rek mais rëccu ma aussi li ma fi ñëwee bi ma fi ñëwee avril 2020 dama ne woon ba avril 2021 li ma bëgg mooy médecins yi nekk fii infirmiers yi nekk fii pharmaciens yi nekk fii am kóolute ci man ba bu ñu mënul ñu yónni ma patient yi. mun naa déglu benn audio benn docteur dem na ko fàtte déglu hors antenne moom dafay ñaanal mu gudd fan waaye moom mu njëkk maa dee mu ne moom parce que moom bu su ma ko njëkkee su ma dundee moom xam na ne am na ku koy faj c'est un grand docteur il est à Saint-Louis donc nit ñi dofuñu fu ñu gis dëgg xam nañ ko c'est juste ça bouche à l'oreille bi tey sax moo ma gënal lu ne xam nga lu mel ni hépatite boo koy faj patient ñëw ci yow di ñëw ci yow ay at nga koy traité en tant que tubaab nga koy jox ay rendez-vous 6 mois benn yoon nga jox ko rendez-vous 6 mois entre temps mu daw ñëwul sax ci man directement mais mu toog par exemple Suisse mu yónnee nitam ak 430 000 francs tout le traitement de 8 mois ñu yónnee ko mu traité wu 6 mois yi délai jot mu dem tubaab bi ne mais bizarrement tu es guéri absence de la présence du virus d'ADN comprendre nga boobaa tubaab bi comme ñoom iñaanuñu bien que aussi iñaan nañu parce que déglu nañu léegi benn vocal d'un certain Mamadou Ndiaye qui était à Paris en 1921 mu gaañu 1985 qui a répondu 22 fois en procès yow yaa gis léegi benn patient yónni ñu lien bi ba pare bind ci Mamadou Ndiaye est parti mais on a ce Mamadou Ndiaye en toi tu es notre sauveur je parle en connaissance de cause n'est-ce pas. donc jëf lu rafet ça leur étonne que nit mën a faj diabète ça leur étonne que nit mën a faj hépatite ça leur étonne que nit mën a faj colopathie donc ñoom comme c'est des chercheurs dañuy bëgg xam kut nit kooku seulement nag man maa war a muus xam ne war naa moytu parce que système bi ñu am moyen bu ñëwee doxaan la neexal la am sa xam-xam bu ñu paree rey la. ma njëkk la dee. ndax ma am ku may faj ba may dee. loolu daal lay ñaan yàlla yow man daal li may ñaan yàlla daal yàlla may ñu ñun ñaa ñëpp gudd fan ma dee bàyyi la fi ndax kon yow fekk yaa ngi dund rek sama xel day dal dinaa am ku ma faj. merci bonne fin d'après-midi. gis nga du yaa gis xam nga turam ak nii docteur xam nga nee naa la Saint-Louis la nekk bon du mu jaar ci tur bi
il m'envoie énormément de gens parce que maa ko faj prostate am nee na sax su ma nee ci émission prostate en 4 semaines laa koy fajee moom day wax ni non non en 3 jours parce que moom en 3 jours la wéree moo taxaw en public mu ne ñoom bu ñu fajee nit wala bu ñu ko opéré mocc nit lay doon à vie mu ne kii kenn fayu ko gëddëm ndaxte prostate 40 000 laa koy fajee mu doon bu néew bi mu doon bu tàng bi mu doon bu am góom bi mu doon buy sawlo lu bëri bi mu doon bu tëju bi mu doon bu am góom bi benn laa ci mënu faj mooy bu am xeer yi donc seul le travail paye damay faral daan client yi amul benn patient bu war a soxla Diallo buy ñëw ci man ñi ma war a soxla bopp parce que xam naa ñi ma war a soxla xam naa ñi ma war a soxla xam naa ñi may war a seet si xam naa ñi ma war a seet si buy indi lu ma amut man am naa lépp maa ngi sant yàlla ku sant yàlla nag bakku maa ngi sant yàlla am naa lépp gaaw ma suur nag déedéet du ma nit bu gaaw a suur su ma gaaw a suur kay bu yàgg laay naan am naa lépp kër gi ñu dugg fekk nga fi nit dañuy jógee ci kër gi la ñu ne ñu changé d'accord ñëw fii du si maa ubbi sama caabi ku fi yor kër Dakar tëj ko soxla locataire je suis aisé léegi lan laa bëgg donc boo positionné noonu nga am yàlla may la soxla too di nax nit wala di lekk dërëmam ci naka su dul noonu jaamu yàlla ngay tal pour tabax sa kër àlaxira sëñ Saliou bu baax mi dafa ne ñaari biir la nit ki am biir bi nga am si sa jëmm ni ngay uutee di ci def uutal loo def ci biiru bàmmeel bi c'est un avertissement pour tout le monde kooku du waxantu et cette leçon a été bien sûre sama accident bi firnde la lu bëri ma ne même bi ñuy def tonneau 86,5 mètres maa ngi naan man doxuma lu bon lekkuma lu xaram defuma dara lu bon tey nag dee wala damm alhamdulilah allahu akbar alhamdulilah waaye oto bi taxaw ma génn dem sama yoon ñaar ñi dee yeneen ñaar ñi damm ma génne leen sant yàlla am lu fa xew ma ne du ma ko wax donc alhamdulilah daal commencé gul nag non le phénomène Diallo n'a pas commencé tant que xëcc mi di ma tëj ci prison yi procès sur procès foofu la doon bëgg a ñëw Mamadou Ndiaye moomu fële ca France xam ne si ni après dañ ko mujjee di tuumaal ndax li ko nit ñi doon wuy seen nit ñi daanaka ñuy jógee ñoo xam ne Belgique di ñëw France pour faju ji bi ñuy def procès bi sax ci lañ ko tegal ay nit yu feebar mu leen di faj dégg nga kii bi juge bi après ñu ne ko dañ lay bàyyi nga dem waaye dañ lay bàyyi nga faj dans la discrétion donc est-ce que yaa ngi xalaat yow tey nga egg foofu dama pare ci lépp bërekat la ñi ma jéemoon song sax rëcc nañ ko. dafa am ñu doon jéemoon song. loolu kay chaque jour que j'ai fait. ci ban côté mystiquement mystiquement yow physiquement yow tout wala sax jéem a gagantal di ma porter préjudice wala yéen ma ci ay di seet benn problème bu ndaw ma piège yi ma tombe ci kaw ñu woo ma commissariat wala brigade. procès long terme pour nga xam ne du ma mën a liggéey tout ça c'est calculé maa leen gën a mus dama ne dama pare moi je suis machiavélique et cartésien à la fois. mais ñu ñëw ci patient yi ci kër gi ñëw ci kër gi parce que ñu bëri bu ñu gisee. même drogue dañ lay jox sax pour nga dugal sama kër. tout est prévu lépp la pare. donc am na ñoo xam ne si tey ñu ngi jël drogue di ko introduire sa kër pour mu. duñ ko saa réussir parce que balaa ngaa àgg kër gi xam naa ko man li ma amee garde corps yàggut garde corps yi amaguñu 2 semaines ci man j'ai 3 garde corps maintenant. mais garde corps yi man mu ñëw gisuma leen. doog nag pourquoi nga leen di gis. lu tax. parce que ragaluma sax dara mais moment bi
ak dafa am lu may séntu temps yi xam nga accident bi dama ko prévenir dama wax Tidiane sama doom pendant 2 mois ma koy alerter man je croyais que j'allais mourir ce que j'avais vu parce que dama foog ne accident boobu duma ci rëcc parce que gisoon naa ko mais je savais pas que c'était ce jour-là quand même et pourtant Range Rover bi ñu koy génnee fii dem Touba j'ai bien dit à Mamadou Amadou que oto bi du ñëwaat firndeel na ko sax sama jour ngénte répété na ko gars yi yëpp comprendre nga mais ndogal bu naree ñëw lépp ngay fàtte xam nga la gat jaakum 4 fois boo ko jàngee jour boobu doo dee mais jour bi ngay dee da nga koy fàtte guddi boo ko jàngee doo dee bëccëg boo ko jàngee doo dee la gat jaakum benn yoon sax mais 4 fois bi mooy doo dee comprendre nga donc j'ai tout prévu c'est que garde corps yi c'est que je suis arrivé à un moment où tous mes déplacements maintenant je dois être sous escorte yàgg naa woo nguur gi ñu jàppale ma ñu bàyyi ma xel je suis un citoyen j'ai plein droit de demander qu'on me sécurise j'ai plein droit li may fay ci impôt indirect kenn du ko fay les salariés là da ko ñoo fay intérêt fay impôt ñoom déjà dañ di may carburant man j'ai combien de voitures yëpp plein laay def ñaata taxe ci nekk TVA ndox bi may naan dañ ci taxe lumière bi tàkk dañ ci taxe nit ñi dañuy fàtte même timbre bi ngay fayee sa facture timbre boobu taxe la di et encore facture bi dafa am taxe en plus taxe ci biir taxe impôt indirect moo gën a bëri. d'accord mais docteur pour ñu génn foofu ñu ñëw ci li nga xam si moom mooy patient le nombre de patients yi nga xam si dañuy dajaloo sa kër jours yi nga xam ne dañuy liggéey am ñoo xam ne bu ñu ñëwee rek bu ñu gisee nombre bi dañuy daal di wàññeeku parce que dañuy jàpp ne ñoom kenn du leen jël ndax le nombre de patients yi nga xam si ñoom ñoo fi ñëw est-ce que di nga jël ñëpp ci jour bi. Quand tu fais allusion à un ami à un de tes amis gambien qui avait envoyé son ami kooku daa bëggul xaar rek. J'ai toujours averti les gens ku ñëw da ngay rang amul ku am maqaama laa wax de ñëw ci man doo rang tu respectes les gens yi nga fa fekk comprendre nga amul nombre de personnes buy ñëw par jour duma la recevoir amut mais am na liste bi fu muy àgg à 11h on arrête damay naan arrêté liste bi parce que lii su ma ci pare naa ci parce que 14h il faut que ma wàcc 15h plus tard parce que li ma yéenu moo bëri man du joxe garab rek laa def je suis hyper spirituel te seen esprit yëpp maa koy gérer yéen bi dafa 10 xam nga démb nee naa j'ai dormi de 16h xaw ma 15h ou 16h jusqu'au lendemain 8h30 xam nga dama sonn. fi may waxee sax sama baat mu ngi changé parce que man su ma sonnee rek sama baat day changé man li ma yéenu am na benn boy bu newoon sama bunt ma yéex a commencé gars yi di xunt 8h la bind 8h commencé ko il est 8h et quelque nangam ma leen billaay boo ne xamoon kii muy daj wala wax parce que un moment de la nuit il faut que tu te réveilles tu t'assois jaamu yàlla sinon yenn maladie du ñu mën a nelaw fajkat bu nelawee yenn heure yi malaadam yi du ñu nelaw heure boobu dañuy sonn loolu sacrifice la te weesu naa nag fu may lekkee lu xaram bien vrai que danga ma jox xaalis ma jox la garab mais dafa am leneen nee naa garab bi ma fajee colopathie 5 médicaments la 5 yooyu ñëpp a ko xam mais ni ñu koy fajee lañu xamut hémorroïde garab bi ma koy fajee ñëpp a ko xam mais système stratégie ni ngay fajee hémorroïde la ñu xamut don bi amuñu ko Cheikh Omar Foutiyou Tall bismillahi rahmaani rahim 100 fois am la mu gëm ak bët yi ngeen war a dem Dakar jóge Dakar dem war a dem Kanel wala Mali léegi mu ne gëmale seen bët mu ngeen gëmale seen bët mu def bismillahi rahmaani rahim 100 fois buy àgg mu naan xippi seen bët ngeen fekk seen bopp ba ma ko donc bismillahi rahmaani rahim ak bismillahi rahmaani rahim sama bos bokkut Faatiha yeneen ak sama Faatiha bokkut ak sama Faatiha bàyyi bokkut. en tout cas loolu am na solo su ma la nee wax naa la benn su ma la nee tu seras malade
dama la ne réellement jinax bi dee jinax bi feebar mais yow da nga dëgg nag dama la ne di nga feebar. Quand vous écrivez un savant aveugle vous lisez sans faire nu ñu koy waxee la liaison tout court un savant aveugle boo defee liaison bi un savant aveugle la signification elle change. Un savant aveugle fële savant bi moo aveugle fii aveugle bi moo savant. am na solo yaakaar naa leeral yooyu dina ci am solo parce que am na ñoo xam ne si ni dañuy ñëw gis mbooloo mi rek ñu wàññeeku wala ñu jàpp. non ku ñëw doo ñibbi incha allah boo bindoo moom. di nga jël bu sonal sa bopp dinaa la recevoir. voilà ñu ñëw ci wax ci benn mbir boo xam ne si ni yàgg nga ko fi sax junj ñu koy wax bain de richesse parce que nit ñi bëgg nañ alal daanaka te am na ñoo xam ne si ni tey bëgg nañu ñëw séq ak yow maanaam liggéey boo xam ne si daf leen di jox alal donc nga am ci benn bain nag boo xam ne si ni bain boobu moom koo ko sang alalam dina am alal ci àdduna. bain de richesse bi du ku nekk laa koy jox. parce que tout le monde n'est pas appelé à être riche ku nekk ak chance am gis nga bu narul baax ci yow fontaine boobu ma am sama kanam damay gis ndox bi di troubler duma la ko jox même kuy ñëw di faju su ma xamee ne doo wér damay gis ndox bi troubler wala sax booy toog ñuy xuloo foofu nga dégg ni dafa tàng dangaa narul wér maa ko ñaan yàlla képp ku narul wér yàlla bu ñuy jëflante mun nga dem ba àgg parce que du ma ne yàlla bu ñuy gisee loolu kenn du ko ñaan comprendre nga boo àggee booy toog ñuy xuloo duñu déggoo dem génneel sama kër laa lay wax après boo demee nga naan dafa réew dafa tàng c'est pas ça ils n'ont rien compris là c'est l'esprit qui parle c'est pas Abdoulaye Diallo qui parle man rus naa jomb naa yarewuñ ma nit di jógee ci këram 4 heures du matin ñëw sama kër dugg sama kër même bu dee midi sax nga dugg sama kër ma lay gàcceel man tooroodo laa on m'a bien éduqué il faut ñu xam Abdoulaye Diallo fële ci kuuru kër gi wala Abdoulaye Diallo fii ci kër gi Abdoulaye Diallo simple Abdoulaye Diallo bu toog ci fëtam di liggéey kooku xalifa yàlla bu liggéey yàlla moo ne inni jaa'ilun fil ardi xalifatan man su ma toogee lammiñu Serigne Touba laay ab fi mu doon taggee yenente bi loxo Serigne Fallou laay ab ba keroog may wàcc liggéey su ma wàccee nag teg naa ko fee. ñëwaat ci bain bi. bain bi damay préférer nit ki d'abord mu sangu cat ak takk-takk ak yëpp dañ 35 000 pendant 7 jours lépp lu la kale woon dañ cat nag je rappelle aux gens boo sangoo weer bi wala tey chaque 3 mois il faut renouveler parce que cat la rek kenn du ne cat jeex na ci yow loolu du mës a jeex ba mu la mënal dara rek bàyyi sax nit ñi di la catu moo gën a baax yow sax catul sa bopp ndok boo paree nga doog a jël bain de richesse bi bain de richesse bi de li nga koy laal sax du bëri mun am na ñoo xamante ne une semaine laa di wax am ñoo xamante ne 2 semaines laa di wax am ñoo xamante ne lundi ak jeudi kese laa di wax. effet bi. 350 000 la. ah da ngay toog rek xaalis la fekk si de comme man. waaw. xaalis lay wër. ma ne balaa ngaa laax jaay laax lekk. mos nga ma gis ci biti may wuti xaalis. man lépp may fekk si lu ma soxla daf may fekk si. macha allah. lépp lu ma soxla daf may fekk si. kooku amul ku ci mën dara. secret bi boobu benn bi la. c'est le même médicament que j'utilise avant nag dama doon discerner mun nit am na ku teg 3 500 amu ko. bëggoon bain boobu nga. jógee Allemagne ma ne ko joxuma la parce que j'ai vu que ça va pas réussir à quoi ça va mettre damaa ñàkk 3 500 man je suis pas 3 500 près yëngalu ma sax bu demee keneen indi ma lu raw loolu surtout nit ki sax mun nga ko wax dégg mais mu jox la mu jaar ci yow feneen sax foo xamante ni mun nga lekk ci moom lu raw loolu. su dee ñëw nga da nga am hépatite nga ñëw benn richesse ma bañ ma ne la baaxul ci yow parce que nangam wax des réalités mais tu vas préférer payer traiter ton hépatite tu vas payer 430 000 c'est plus que 350 000 nit du yàkkamte wërsëgam am na ay wërsëg yoo lekk boo moytul dee léegi nag boobu dama amuloon garab bi suffisamment nee naa la benn paa moo ko yor garab bi kër la ko def kenn du fa agsi ah dama dem nag naxante ak moom di ko joxe cadeau di ko indil ceeb di ko indil diwlin di ko indil panneau solaire et tout ça ba ma mën ci am lu doy comprendre nga léegi nag ko ñëw incha allah
laaj ko dinaa la jox mais da ngay njëkkee nag defar yaram bi parce que bu di fekkee ne yaram bi am nay tolof tolof boo ko jëlee aussi tolof tolof rek comprendre nga fi may waxee est-ce que wala nga jël benn total li ma koy tuddee mooy benn cat ak benn benn saafara la boo bële 35 000 bii 30 000 mooy saafara bi may faj rab boo dee faj rab di dindi fétiche da lay balende wala en plus xam nga lii c'est moins cher man de cat bi ma koy sangu moom 3 millions la sama yaay fay sama yaay moo ko fayoon nag waaw ak ay lamam lamu tukulóor yu dijj yu weex yooyu ak lam ak yi Macky Sall naan yaam jaay na ko pour fay njàngam man sama yaay yooyu la jaay pour defar sama yaram comprendre nga waaw tukulóor yi dañu am lam yu dijj yooyu mais docteur ñu wax ci benn ci mais nag avant boo ñëwee su ma la bëggee bañal xam lu lay wax ma ne la sa loxo bi mun nga ma ko jaay 50 millions dama am sacrifice mooy def nga ne ma déedéet ma ne la ñaari loxo yëpp 100 millions nga ne déedéet ma ne ko yow nga am sa ñaari loxo yi t'es riche waaw ñaari loxo 100 millions taxul nga jaay ko donc ñoo riche t'es riche waaw dama liggéey loolu am na solo mais ñu ñëw ci yenn problème yi nga xam si ni problème de santé la muy problème tumeur de tumeur bari na am na ñoo xam si ni am ay tumeur mais yow am na ci ñoo xam si da leen di faj ñu ngi defee confirmation comme ni ma ko waxoon rek émission de confirmation la am na ñoo xam si ñu lay envoyé ay message dégg lañ message yi nga xam si ni ñoo amoon tumeur nga faj leen donc am na ñoo xam ne si soxla nañ ko te bëgg nañ aussi nga leeral ko bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñuy seetaan. la plupart tumeur ñi am hépatite seen foie yi commencé yàqu laa koy jox mais là ils prennent 2 traitements en même temps parce que ñuy garab moo leen yore à vie mais pas à vie 8 mois yëpp garab moo leen yor bis bi ñu naan garab yi dañuy dee déjà hôpital yi bu ñu leen libéré bu ñu lekkee seen xaalis ba pare parce que dañuy lekk seen xaalis mënuñu ko faj kay bu ñu la téye foofu c'est pour bouffer ton argent pandémie là corona ça ne marche pas donc ils ont besoin d'opérer les gens de téye les gens pour bouffer de l'argent maa tey c'est une réalité comprendre nga maa tey wax loolu bu dee loolu nga may toppee dinaa de divulguer ce que arrêtez de rendre les gens plus malades parce que vous les appauvrissez je suis pas d'accord boo mënul dara nga naan mënuma léegi nag da ngay jël tumeur jël hépatite mais seulement tumeur bi en 3 mois quand même lay wér garab tumeur bi dafa gaaw ci kii bi léegi les autres 5 mois comme nga jël hépatite tout court mais nag wax dëgg yàlla les plus de cas nag day fekk borom dee na ba pare parce que boo ñëwee déjà bët yi jaune biir bi néewi tànk yi néewi damay wax say mbokk yi lii sax kii dafa dee ba pare bu leen yàq seen xaalis moi je suis direct ba yàq seen xaalis kii daal dem na nga ñaanal ko gunge leen ko rek hépatite boo demee ba sa biir néewi tànk néewi bët yi jaune mais tu es mort kenn mëntu ko faj non c'est impossible man li may faj mooy virus bi buy nelaw ci yow te foofu la ñu war a faj docteur yi buy nelaw ñu naan la defagul effet demal ba 6 mois nga ñëwaat mais ils sont malades yow mënoo faj liy nelaw looy faje li yeewu bu yeewoo c'est fini te fa fekk attaqué na foie bi noo koy faje xamu leen gat ne leen nañ dem ci ñi di faj foo leen toj vous êtes dans la théorie nous on est dans la pratique li ñu mën kay moom ñooñu mën ci loolu ay examen ay IRM ay ñooñu ci mën avec de gros vocabulaire nag ñooñu ci mën man dañoo am ay vocabulaire yoo xamante ne mosuma ko dégg sax Siri lay woo mu expliquer ma c'est quoi. mais li nga jotee analyse bari na defal nii. pop damay xool ba dee te papier day bëri mais ñu naan mais pourquoi ils retardent les gens là chaque jour dama defi rajo dama di yeeram defal scanner ña opération nga war a def di tiital nit ñi di xokkatal di wane ils sont valeur doo leen tous toju leen fenn man maa fi toj. prostate mënuñ ko faj man j'ai réglé ça en 4 semaines. hernie discale mënuñ ko ba proposer la opération xam nañu ku opéré tu as 70% de chance d'être handicapé. man garab ngay naan dama la sax laal prostate du ma ubbi sa tubéy. li ma gën a jaaxal damay faj nit prostate xam nga 4 semaines en 2 semaines ma ne demal ñu dindi la sonde bi bu ñuy àggee dañuy bañ waaye yéen doo leen dindi man duma laal tubéy dañuy bañ non duñu gëm ni urologue yi duñu gëm ni jàll faj na leen allez levez vos sondes là waaye bu leen sonné nit ñi di infecté nit ñi léegi gars yi sax hôpital américain laa indi ni Thiès pour ñu dindi ko ñu fay seen 7500 ou 10 000 je sais pas waaw mun leen faj ku mën a faj ñëw na bàyyi leen yii il faut collaborer il faut affaire yi man bu ma gisee ko am góob damay naan demal hôpital
su ma gisee comme tétanos damay naan demal hôpital. parce que doo ko faj. man mii sax yenn yi damay dem hôpital. su ma amee palu du ma faj palu damay dem hôpital mais li ngeen mënul yóbbu leen ci nit ñi ñu faj. il faut la complémenter nul n'a le monopole de la connaissance fu ñu toj maa ko wax. d'accord ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy jënd ak jaay. tout le monde sait que le plateau médical du Sénégal est nul. waaw loolu moom. dañoo waxul rek secret bi ñëpp xam nañ ko. le plateau est nul extrêmement nul. lu ñu faj du colopathie mënuñ ko man je règle ça en une seule prise hémorroïde mënuñ ko daf loolu lañ la def ba nga dee man je soigne ça automatiquement 3 semaines dootoo waxoo hémorroïde nerf sciatique xamuñ ci tous ñoom sax même hernie discale nerf sciatique dañ ko bien sûr que c'est de la même famille mais c'est différent nerf sciatique fii rek la commencé wàcc fessier wàcc hanche mais hernie discale nerf bi dafa coincé ci disque yi c'est différent am nag 5 façons. Comme nerf nu mu amee 5 façons comme arthrose nu mu amee 5 façons aussi mais arthrose nu ñu koy mën a fajee mënuñu faj siti n'existe même pas dans le vocabulaire français tuddee ngeen ko eczéma tuddee nañ ko dermatose tuddee nañ ko psoriasis arrêtez xamuñu sax les interdits xamuñu sax ko am siti warul lekk gerte warul lekk jën warul lekk xorom guddi ils n'y connaissent rien est-ce que xam nga ñii di ëmb muy yàqu siti moo koy def. ñii jur benn yoon sànq sama doom bi moo nga koy laaj ñii di jur benn yoon taxaw seen règle bloqué siti moo koy def ñoom xamuñu ni si dañuy faje kooku da ngay faj nit ki ba pare jox ko règle bloqué sinon du gis dara du gis benn résultat waaye ilaa nga jox ko benn médicament buy provoqué règle 2 jours mu arrêté te loolu du règle règle artificielle dafa am règle naturelle dafa am boobu artificiel la maa ko wax. mënu leen dara. azoospermie mënuñ ko faj. tey gis nga kii amoon 2 millions tey mu ngi ci 19 millions. de spermatozoïdes. nécrospermie mënuñ ko faj. oligospermie mënuñ ko faj. téranospermie mënuñ ko faj. hypospermie mënuñ ko faj. hyperspermie mënuñ ko faj. Diallo da koy faj doo leen bàyyi Diallo mu liggéey. doo leen ñëw sax jébbalu. ñu collaborer. Sénégal jëm kanam. mënuñu leen ma tous vous ne pouvez rien contre moi boo leen jëlee seen arme yëpp mënuñu leen ma dara man yàlla ma samp sëñ Tuubaa ma samp man sama café gii Bamba ko suukar Cheikh Ibrahima ko yëngal. ja mi ngi doon wala jënd ak jaay li ñëw docteur xam naa ne yaram bi mi ngi commencé di tàng donc dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy jënd ak jaay ñi am ñoo xam si dañuy jaay du jaar. am yoo xam si daanaka lu ñu teg rek moom day dem ñu koy wax bayra jaay aussi yàlla may na la ci trop ci wàllu woowu bëggoon naa aussi nga indi ci ay leeral. bayra man sama bayra njaay bayra boo utilisé 28 jours la boo ko frotté une semaine foo ne di nga am lu ne bi laa dénk ko teel sandi bayra bi may utilisé bi may joxe 28 jours nga koy raayoo sauf les vendredis da ngay tëb vendredi boo laalee benn vendredi yàq nga ku ko mës a jël nag laal ko vendredi demal wuti ndox géej nga sangu nga boole ci saraxe benn sondeel bu weex parce que nit ñi fu ñu dégg explication yi boo defee 2 semaines aussi boo gisul dara bul sànni garab bi. may naa ko baada kulli faradin après chaque prière 312 fois pendant 40 jours c'est fini. du ubbeeku rek kay. bu borom jotee nag ñëw ba ci man ma ñaanal ko ci jox ko isnu moo gën man doo ma fay dara ci loolu tur yàlla moom doo ko jaay xalaatuma ko. d'accord mais tamit secret ngir góor ñi nga xamante ni tey dañuy bëgg jigéen dañuy gis benn jigéen bëgg ko bëgg jigéen boobu bëgg leen wala mu nekk ci jigéen tamit jigéen boo xam ne si ni tey bëgg na benn góor boo xam ne si ni tamit bëgg na kooku bëgg fan yi ñu ngi ciy gis sax benn phénomène ñuy taal ay almet naan almet yi soo ko taalee boo tuddee turu ku jigéen kii bu fekkee góor la daf lay bëgg bu fekkente ni jigéen la. ah bon waaw mais phénomène boobu am na mi ngi fan yi mi ngi yëngal réseaux sociaux yi. mu ngi marché. waaw en tout cas gis nañu daal nit ñi ñu ngi commencé di def yu mel noonu ay almet ak yooyu. Sénégal dafa bëri caaxaan man damay foog man parfois damay naan est-ce que ñun ay jullit lañu ñun du ñuy jullit ay jullikat lañu jullikat ak jullit bokkul man Sénégal leen gaaw yóbbu dafa bëri quoi c'est grave ça. boo demee ci sëriñ daal xam na bëgg jigéen wala bëgg góor automatiquement mu jox la yëf yi xamul dara. wala mu ne demal 4 jours mooy xawaati murabba la ko def du réussir boobu yàq nañ ko
bu mu nee 3 jours musallas la boobu yàq nañ ko tamit am na daal boo ne wala bu la ne toogal ñu bind la nga gis mu bind lu pont 1 heure temps muy bind mën naa li mu la jox lu baax la wala mu ne demal ba suba li gën nag mooy demal ba suba mu bind ko wirdal la ko ci guddi gi la lendemain nga jël ko mais ñaari yëf ngay def ñaari liggéey lay doon c'est-à-dire bu dee jigéen bi nga bëgg am na lu muur xelam ak xolam ci yow mais dindi loolu d'abord après nga indi ma xabba bi amour bi ba borom du mën a toog foo toogul c'est simple et vice versa bu dee góor loolu bu dee jigéen la nooy régler problème entre un couple nga bëgg mbëggeel ñëw dindoo d'abord problème comme ni ma la waxee sànq rek ci benn richesse boo dindul ma chance nit ki wala dafa am liggéey dindioo ko noo koy sàngee alal mu ñëw pourtant je suis Abdoulaye Diallo su ma dinoon sama Lacoste bi sànni ko fële def torche nu foog naa kenn du ma déglu c'est juste ça góor jigéen bi liggéey noonu nga koy liggéey. xam nga par exemple kiis man ko almeti gars yi di wax nag. ci yow laa ko déggee man duma sax déglu ay vidéo ay conneries man je suis pas dans ça man je suis très occupé par mes patients man vidéo bu ma def sax dootuma ko seetaanal su client duggee sax di ma ko woon vidéo bi bii laa doon déglu gis la dama naan fayal s'il te plaît bëgguma sax déggaat sama baat même bi may wax ci rajo su ma duggee sama oto taal Sud FM gis ñuy teg sama émission Sud FM Ziguinchor damay fay j'aime pas m'écouter te boo xoolee 1 an ñu ngi defee émission j'ai toujours le même verbe na ma ñëpp bañ ngir Sëñ Touba c'est pas mon problème pourtant demain c'est vendredi je compte aller rendre visite à l'Imam Moulay j'ai déjà programmé ça avec un ami man musulman là je suis pas dans les sectes musulman là tout court duma tijaan duma xaadar duma laay duma murid duma dara islam faqat ku baax bëgg naa la dégg nga mu baax je ne suis ni tijaan ni murid ni xaadar ni laay ni dara je suis musulman respectant tous les connaisseurs de Dieu aimant tous les walious de Dieu ne faisant aucune distinction entre eux ne faisant aucune distinction d'entre les envois de Dieu, ne faisant aucune distinction d'entre les livres de Dieu, mais j'aime Serigne Touba moom la sama xol tànn lu mu amul soxlawuma ko ku mu naqari billahi taalal gaas toog ci su ma amee soxla man damay taal sama oto même à 2 heures du matin dem Touba mosquée bi dafa tëj grande porte bi jàkkaarloo ak daare kaamil foofu laay toog jàkkaarloo ak sëñ Fallu sëñ Touba may xool kooku ci bi nekk seen diggante foofu laay xool di ñaan yàlla ndaxte xam naa ne barke am na ci bërëb bi te xam naa ne foofu ajjana la maa tey loolu laa gëm te lu ma fa ñaan nag gis naa résultat waaw mais docteur bu ñu génn foofu tax temps bi daanaka mi ngi xoj mi ngi ñëw ci wàllum maanaam fal comme politicien yi ñu koy defee koo xam ne si tey dafa bëgg a toog ci place wala tey dafa bëgg a ñu fal ko ci benn poste yooyu également am na ay li nga xamante ni moom mooy ay waa liggéey mystique yoo xam ne si tey da nga ko ciy def pour dimbali ñoom. c'est une très belle question xam nga lu tax dóorkat yépp moment bi question bi lañu soxla di bàkku nag. parce que élection yi ngi ñëw. parce que élection yi ngi ñëw man je suis pas marabout. Je ne suis pas marabout. Moi, je suis un sauveur. Je soigne. Un guérisseur. Je ne suis pas un guérisseur, c'est Dieu qui guérit. J'ai un cœur pour écouter les gens, une compétence pour traiter les gens, Dieu qui guérit. Dans mon bureau, vous avez une phrase il faut. Un cœur pour vous écouter, une compétence pour vous soigner, Dieu pour vous guérir. Man fat laay def. Nit ñi di souffrir, amuñu ku leen faj. Comme je viens de le dire, le plateau sénégalais, le plateau médical sénégalais est hyper faible. Man loolu laa bëgg a relever nit ñi di dee ci hernie discale nerf sciatique arthrose di leen rey rhumatisme polyarthrite rhumatoïde di yàq yaram jigéen yu rafet yi comprendre seen jëkkër yi di leen bàyyi ngir loolu ñii di am AVC boo xamante ne ci ngelaw seetaan la jógee comprendre nga ñi am colopathie mëntuñu lekk yenn lekk yi
foo leen gis ñu ngi ngelawal ballonnement halitose mooy mauvaise haleine varicocèle bi ñuy opère yàq ngóora nit ñi varicocèle man je traite en 3 mois problème de spermatozoïde jigéen yi am fibrome nga xam ne boo dañ lay opère ñaar man ma faj la kyste noonu hernie inguinale noonu tu comprends man ci loolu laa yëngu éléphantia mooy tànk yu néew yi ba doo mën a sol pantalon comprendre nga wala tànk yu néew yi tout court wala tànk yu tàng wala tànk yu sadd crampe tànk yu metti oom yu metti oom yu néew yi bu leen def benn opération di ñuy dugal dara wala ñu leen di injecter ñoo leen ma faj leen man c'est dans ça que je vis c'est dans cette catégorie là que je suis sëriñ bàyyi naa ko te ñoom politiciens yi billahi 1 million bi ngeen di jox sëriñ boo leen ci jëloon 200 000 ngeen dem ci daara alxuraan yi ngeen solal yére talibi ngeen jox leen lekk ay laax ñu jàng ak seen alxuraan bu sell boobu ñu ñaan leen même benn saar rek wala ahad wala iza jaa nasrullah ñoom ñëpp ñu baamtuloo ko benn yoon xaw ma ñu jàngandoo ko benn yoon seen aajo faju na au lieu qu'on vous demande de sacrifier des bœufs on vous demande de sacrifier des moutons wala ñu peese loolu am na ay xam nga waaw c'est des conneries ça bu élection jotee dañ leen di nëbb ku ci am doomu puune da nga koy nëbb waaw est-ce que loolu nguur jar na ko nguur yàlla koy joxe am na ay sëriñ da ngay dugg seen néeg am na parce que kii bi paillasson bi boo ci déggee dafa am benn papier bu ne ci suuf booy toog ñu lay wax sa poids ñaata la Dubaï lañ koy jëndee am na ay enveloppe yu ñu lay jox ñu ne demal nga wax sa soxla yëpp fi nga koy bindee sa néeg lépp mu ngi fii ñu koy liir ñii di naan ay bagg di ko génnee ci ay ginaar wala ñiy ubbi siwo xam nga siwo di la woon xaalis ci biir c'est pas vrai c'est de la magie du dëgg ñu naan man soxluma xaalis billahi day fen moom rek a soxla xaalis wala ñu naan tegal fii kaala ñu naan ni di génne xaalis élastique lañ fi def fi différents billets d'argent sol lu gudd nag booy naan ni génne n'importe quoi réveillez-vous ay nen ci biir bouteille Ndoye Bane a bien fait de faire une émission sur ça comprends nga ku jël li moo koy def nen de élastique nga dugg ko ci biir c'est des conneries di doxloo ay bouteille di doxloo ay nen ay fourmi rek lañu dugal ci biir nen bi collé ci bougie di jël ay papier ñu ne la defal nii nga def ni écriture génn bougie rek lañ ko bindee c'est des conneries bu dee nag papier bi ci ndox lañ ko dugal écriture bi génn xamal na rek poftan mooy ndox boobu bu weex boobu muy génne loolu lañ ko bindee et réveillez-vous wala nga ñëw ci sëy mu ne wala sa jëkkër ji warul tim si yu wali nga war a am boppam la yéenee fu mu jaar tëdd ak yow wala bëgg a am doom ñu ne il faut nga tëdd allahu akbar ana sëriñ sax ak nuy jigéen wala laal jigéen c'est des conneries sëriñ sax boo duggee néeg ma ne la mu tëj buntu bandi la yàlla moo ne laa taqrabu zina bu leen jege xam nga ni jigéen kay bu duggee néeg nga tëj yow kay dafa li yàlla wax li yàlla tere jigéen ak góor ci biir néeg di sa jabar yàlla dafa ne bu leen jege zina jege nga di yaa ngi ci biir di du zina bi lañ la tere jege bi sax lañ la tere zina bi kay dafa weesu tere sax c'est du banditisme dóor rek dóor kese gis nga il faut nit ñi xam dafa am sëriñu daara kii jàngal alxuraan sëriñu sharia dafa am sëriñu tariqa dafa am sëriñu xaqiqa dafa am sëriñu tafasir alxuraan dafa am sëriñu asrar dafa am sëriñu asrar du tus du tus moo bëri ci réew mi nag du tus mathématique la rek équation à 2 inconnus la wala équation à plusieurs inconnus la loolu la ñëpp di woote nag ay sëriñ duñu ay sëriñ ay bu xaaba lañu xamuñu dara tus laa wax xamuñu ko sëriñ dëgg mooy kuy xamal yàlla comme ñoom Baye Niass ñii ñooy sëriñ sëriñ mooy ki ngay gis mu fàttali yàlla comme Sëriñ Tuuba lii mooy sëriñ te dañoo war a rus sax Cheikh Tidiane tuddee ko sëriñ Sëriñ Tuuba tuddee ko sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim tuddee ko sëriñ yooyu ñu tuddee sëriñ kaccoor bi nga doon te boo ñëwee boo sëriñ rek ñu mer jàll ci seen tur dañuy mer. il faut nga yokk ci sëñ bi ñu soog a kii. am na ay dóorkat yu ne fii xam nga ñi ngay fekk seen kër yëpp di leen bakk man kay ñëw naa fajoli wér na ay dil la 10 personnes ay employés lañu ils sont payés à 2000 francs par jour ku toog ñu wax ci yow
foofu nga leen di fekk te foofu nga leen di bàyyi nga xam ne kay ñii c'est pas des patients. fen bi moo bëri ci dëkk bi fajuñu dara xoolal même seen garab yi ñu yor xoolal nga ñëw néeg kuy faj garab nu muy nekkee ci néeg sax bi muy faj man maladie yi may faj yëpp sëkkat bu tar bari ko sel wax naa la ko sànq ak yi ma lim sànq ak yeneen prostate yi ok yokkil yooyu yëpp waxuma ko man lépp laay faj ba mu des tension dama koy normaliser boo jëlee sama garab tension 4 semaines dootoo souffrir de tension dootoo naan garab pour 6 mois voire 1 an mais da nga koy renouveler boo bëggee encore tenir longtemps. asthme kenn mënu ko faj à l'hôpital man je traite toutes les 3 asthmes là je les traite en 4 semaines mu doon asthme sportif chronique ou allergique kii di mieux yow mooy war a faj lii yëpp fi ma toog am garab yi c'est pas vrai il faut que xanaa kay loolu magasin la laaj garab yow gis nga chambre bi may fajee société la mais nit yor saagam la ilaha illallah sénégalais et puis xam nga loolu lan moom jaar sénégalais ku leen di nax rek lañ gëm waaye nit dëgg yi gëmuñ gis nga man bu ma doon naxee wala sama liggéey am fen dinaa liggéey guddi ak bëccëg nit ñi dañuy bëri mais alhamdulilah rabbi gis nga man dama belende yëf yi bopp koñ balaa commencé di ñaan di fa def samay ñaan képp ko aajam dul faju ci calendrier yi boo moytu da ngay dellu wala boo ñëwee da ngay réer doo yegsi munoo sa xol du sax dugg ci Abdoulaye Diallo boo may seetaan sax di ma saaga surtout bu dee nag da nga nar a am da nga am rab boo ñëwee ci man da ngay wér rab bi du la convaincre di dugg sa xel yàq am na ñuy ñëw faj rab bu ñu duggee sama kër su may wax parce que mercredi rek nag laay faj rab ak épilepsie ak yenn AVC yooyu mercredi kese la gis nga su may wàcc di xool patient yi bu ñu gis di daw moo tax tous les mercredis je porte rouge nit ñi gis nga waaw kooku affaire la yow tamit bul xam lépp nag Mahfouz bàyyi sama xarit nga nag yaay sama sëriñ man yaa may ñaanal xam nga nit ñi aussi am na ñoo xamante ne dañuy naan ñëw nañ ci man dàq naa wala xuloo naa ak ñoom barki Seydina Mohamed bu ñu ñëwaat doo ma leen xàmmee j'ai pas ce temps c'est que man je dis les choses que je pense à la minute pare naa ci man damaa tal di def ci sama xol bi sax jabar wala doom wala sama yaay wala sama papa man dara newul sama xol dul yàlla côté téléphone nag bu ma kenn ci ma woo secrétariat am nañ ñaari téléphone 2 téléphones 2 WhatsApp ils sont disponibles de 7h à minuit diggante minuit nag ak 7h boo leen ci wooree xanaa ay muus na ñoo war a jël xanaa nit ñi duñuy nit dañoo war a nelaw man sama téléphone bii je donne le numéro à mes intimes danga may saf neex ma rek di ma dindi stress ma jox la ko ñuy waxtaan muy neex je dis les choses honnêtement yow bu ma bëggee jot ci bii ngay jaar n'est-ce pas dama ndaanaa nag gis nga kooku sama photo moo ci nekk dama bëgg sama bopp de samay employés sax nag ay iPhone 11 lañu yor même mes employés ah oui parce qu'ils me mettent à l'aise je leur mets à l'aise comprendre nga téléphone moom buñ ko sax jéem yow am nga temps di recevoir wax dëgg yàlla nit yi may recevoir par jour guddi nga nekk ci course di la ñaanal yàlla xoola ba tey añuma il est 23h28 ñu ngi bàyyi samay employés comme demain c'est vendredi les veilles de vendredi dem leen defal barbecue le temps que pour ñu xam ñu waxtaan ak man ñu def point de la semaine ma reetaan ak ñoom kaf ak ñoom tuuti parce que toute la semaine je suis sous pression du ma neex su ma wàccee damay tëj sama appartement tëdd naa su waxtu jotee julli ma julli maa ngi sam bi appartement soxla ma kenn lenn man aw ma xarit aw ma àndandoo talo ma di doxi nee naa la lépp may fekk si xanaa déggoo ma Sénégal yi nañu yeewu tuuti maa ngi dellu encore di ñaanat yàlla képp ku dul wér yàlla bu ñu toog jàkkaarloo buñ jàkkaarlooyee yàlla nañu xuloo sax nga dem sa yoon mais gëm naa ne moom képp ku mu jëflante da ngay wér sa xarit boobu amee ne diskal nekk Espagne xamal ko ne ci fen la nekk siti la jël arthrose et diskal bi 2 mois la jëlagum mënul wér na yónniwaat 2 mois mu jëlee diskal am loolu mooy dëgg bu reewantoo ba ñëw jàkkaarloo ak man
dinaa tëj lamiñam ba ilaa yawmi diin dootul wax parce que je crois qu'il est en Espagne daal il a les euros foog ne ki muy jàkkaarloo c'est un pauvre type billaay maa ko gën a réew beneen bi parlant d'hernie discale booy faj premier mois bi day metti parce que day ñoddi sidit bi 2 premières semaines du 2e mois aussi day metti tuuti parce que sidit bi ni muy génne dafa tàcc deret bi dafa coagulé fii il faut que garab bi génne coagulation bi sidit bi mën a wàcc normal léegi ngay jël traitement muy normal donc les 6 premières semaines day metti arthrose kenn du ko faj njëkkewul siti parce que siti moo koy provoqué arthrose c'est 3 mois de traitement 3 mois fois 40 000 ça fait 120 000 plus de siti ça fait 150 000 qui dit mieux bu chéré yemal sa kër maladie incurable bu xamante ne benn hôpital mën la ko faj opéro dafa dara 150 000 nga am lu neex nerf sciatique 3 mois c'est le même prix 40 000 fois 3 polyarthrite rhumatoïde c'est 4 mois voire 5 ça dépend il faut ma gis déformation aussi comprendre nga polyarthrite boo koy faj 3 mois da ngay souffrir polyarthrite su ma la koy faj lu tuuti 2 mois maximum 3 mois moom boo moytul dootoo ñëwaat sax waaw parce que garab bi il faut mu déformer yax yi ak sidit yi ci biir de mel ni dama koy xëj mais kooku il faut que ça soit mal am na ñuy faju polyarthrite 1 an muy chronique yi yoo xamante ne dañoo dem ba surtout garab tubaab bi boo commencé naan surtout corticoïdes yi boo ko naanee ba nëb boo ñëwee boo motul sans waay il faut ngay fay 40 000 jusqu'à 11 mois comprendre nga diabète je répète xër moo taxoon may joxe garab pancréas bi ak diabète bi à la fois boo ko jëlee sa diabète du wér xër dong nag bëgg du baax dong nañu xam ne diabète de 0 à 4 ans 1 mois rek mën nga ci wér da ngay jël départage bi faj diabète bi 50 000 ça fait 65 000 bu ëppee 4 ans ba 9 ans 10 ans 2 mois ngay faju 65 000 premier mois 50 000 deuxième mois bu ëppee 10 ans ba 15 ans 3 mois ngay faju 65 000 50 000 50 000 bu ëppee 15 ans 4 mois ngay faju premier mois 15 000 raxas biir bi 50 000 diabète deuxième mois 50 000 troisième mois 50 000 quatrième mois 50 000 doo dégg rek diabète 50 000 nga foog ni nga da ngay am sa diabète chronique pendant 20 ans nga ne naa la fa ci 50 waay ak bëgg lu yomb xanaa man moom sama ndey yónni wu ma wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi lay jaajëfal merci